dal leen ak jàmm duma la topp demuma ku fa amul soxla moo koy wax soxlaas Raoul Chandra moo di leeral coowul engrais li ni tudd turam ci réewum Sénégal ba tax mu jokkook waa journal L'Observateur seq ak ñoom waxtaan journal Futurs Médias bi ne Raoul Chandra mooy directeur Buri Énergie dafa gàll ci kaw Nancy Niang plainte ngir abus de confiance ci bateau engrais bu nu xayma ci 3 milliards ci xaalisu CFA ak lu topp defoon fanweer ak juróomi junniy tonni engrais Raoul Chandra ne fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 2020 ci la defoon naka Nancy Niang ab xaatim ci wàllu contrat ngir bateau engrais bi mu ne gannaaw ba ci la ndaw si ñëwee ci réewum Sénégal daal di lëkkaloog ay nitam falsifié ay document ne engrais jooje moo ko moom ba tax mu daal di koy jaay ci lu mu yëgul lii tax ba Raoul Chandra ne moom Nancy Niang ak képp ku laale ci mbir mu ni mel di nga fay ndax dina la yóbbu fa mbaxana doonee benn ey kon boo moytuwul dina wujji fa mbaxana doonee benn libération yéene kaay ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne moom Akon dëkk bu bees bi mu bëgg a def fii nii ci réewum Sénégal duppee ko Akon City am na lu ko ci Divine Stephen di toppee ca New York ga mu nekk Sénégal gi nu nekk démb la fi waa M2D doon fàttaliku fukk ak ñetti doomu aadama yi faatu woon waxtu yi daaw ci coowul mars yi fi amoon taxit daanaka yéene kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëyaata di ci wax Sud du Quotidien démb waa M2D wàcceel nañ leen kaamil boole ci di naqarlu la tax ba fii ñooñee faatu woon amul kenn ku ci yoon teg loxo ay dëmbo ci biir yéene kaay bi ne lu ji njaaga président Macky Sall mooy njaag ndax nag ba coow la nekkuru Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dani woon nan teg lépp ca suuf ñoom ñu tegoon lépp ci suuf waaye nag la mu ko ca santoon moom président Macky Sall ba fii dara la ci jëfewul su aane moo tax waa M2D gën a dogu te nee nan duñu bàyyi lu dul ne ñoom waa nguur gi danoo lijjanti ndaw yanu rayoon waxtu wi daaw kan moo leen ray Le Quotidien yéen kaay ne dëgg la waa M2D sulliwaat nañu dossier xew-xewi mars atum 2021 boole ci naan président Macky Sall jëfewul ndigal li ko Serigne Mountakha Bassirou Mbacké joxoon Cheikh Tidiane Dièye ci L'As Quotidien ne mbir mi sax ca CPI di cour pénal international lañ koy jëmee ndax nag ndaw yooyee faaw ñi leen faat ñu xam leen yóbbu leen ci kanamu yoon ñoom ndaw yooyee la waraloon ñu faatu lépp moo ngi jóge woon ci coow lu doxoon ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ci weeru mars atum 2021 L'Observateur ne at la def ci weeru mars atum 2022 waral ba Ousmane Sonko jëlaat kàddu gi démb journal Futurs Médias bi ne Ousmane Sonko show dëgg la def démb muy mbiri Adji Sarr ña ca faatu woon coowul Casamance maire ba ñu ko tabb yees ca Ziguinchor lépp Ousmane Sonko bàyyiwu ci lu toll ni tarfatal ay ni ba tey ci biir L'Observateur Ousmane Sonko di fa xamle ne gisul benn juge bu ko mën a tëj ci coow li dox digganteem ak Adji Sarr diggante Pape Amadou Sarr ak Macky Sall jeex na Direct News ne moo tax ba deer ga mu doon jiite président Macky Sall teg na fa Mame Abir Seye mi doon jiite ba fii 3FPT fépp fu mu jaar ak lijaasa bu mu jot a am Direct News jaaraat na fa ba xëy becc ko ci aw xëtam xët wu njëkk journal Enquête nataalu président Macky Sall bu mu nekkee ci tournée moo fa nekk yéene kaay bi ne fi mu toll kay président Macky Sall dogu na nee na lépp lay jëlaatal boppam journal bi ne gis nañ ko sax moom Macky Sall muy wax directement ak askan wi jaarale ko ci lu mu duppee jokkoo ak Macky L'Observateur ne élection falum député yi nu jëm itam moom Macky Sall moo ngi ci waajal ga ndax nag yabal na lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benni responsable yu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar tas leen ci ñeen fukk ak juróom-benni département yi nekk ci réewum Sénégal Les Échos ne élection falum député yooye Barthélémy Dias démb ci ndëpp bu coalition taxawu Sénégal doon amal ca benn dëkk ñaari gaar fa la xam leen ni ci élection yi nu dëgmal coalition Khalifa Babacar Sall lan war a jël jiital ko journal Le fa mel ni ko naan Abdoul Mbaye moom gisul loolu yéene kaay bi ne Abdoul Mbaye li mu gis moo di élection falum député yi nu jëm gaa yi fari ci kujje gi yépp manko boycotté ko maanaam gedd ko yéene kaay bi ne bokk na ci li ko metti moom Abdoul Mbaye ba tax mu ni yooyu élection buñ ci àggee nan ko gedd moo di ne parrainage bi nga xam si dafa jàpp ni waa nguur gi dañ koo tekk ngir gàntal yenn candidat yu fari ci kujje gi ngir ñu bañ cee bokk ñiy faral di dem ci marché yeek boutique yi xam nañ li nu dëkkee ak jaaykat yi Walf Quotidien yenn ci njëgul dund gi nu wàññi yenn ci jaaykat yi nee nan noppi wunu ngir jëfe ko tey ëllëg a waxi noppi waxi làmb ji nar a dox ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux sunu làmb yéenekaay ci la xëy di wax yéenekaay bi ne làmb joojee lépp yemb na ca CNG ba juróom-ñaari fan ci weeru août ñaari mbër yooyee dinañu sëgg bëre ñaari taalibe yi nu waxoon ni ñoo sëgg ci gune gu jigéen gi am fukki at tribunal bu Cees àtte na leen L'Observateur mi bind xibaar bi ci page 6 yéenekaay bi nee na ñaari taalibe yooyee ku ci nekk am nga lu toll ci ñaar fukki at gune gu am fukki at lan bokkoon di ko yàkkataan ba tax àttekat bi ne ñoom it nañ leen bokk tëj fukki ati kaso seen savon yi di créole docteur Touraay ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërë ngeen jëf mbokk yi kon foofu la ñu yam ak yéen ci xibaar yi ñu fàttali leen li ci gënoon a fës.
coowul Ousmane Sonko ak Adji Sarr moo waraloon kon ba moom Ousmane Sonko ñu def ko ci ab contrôle judiciaire nee na boobaak léegi kon dem na signé ji lu mat fukki yoon ca kanamu juge ba waaye nag nee na dootul defati lu ni mel mu ni kon du fa dellooti naan day signé lu aju tamit ci passeport am bi nga xam si gars yi dañ ko téye wax na lu ca jëm. Bada Cissé mi nu faatoon ca suufu canal ya nekk ca compagnie sucrière sénégalaise am na lu ci bees ñett ñu nu njott ne ñoo ko faat takk der ya nekk ca commissariat bu Richard Toll teg nañ leen loxo ba kon altine bi ñu dëgmal ci la nu nar a janloo ko attekat ba yenn ci njëgul dund gi ñu wàññi amit jaaykat yoo xam si dañoo lànk ne duñu jëfe lu ni mel am na ci ñoom juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom yoo xam si service régional bu commerce daal dina leen di artu ba noppi ne kon keneen ku nu tegati loxo ngay jëfe lu ni mel yoon dina dal ci sa kaw. ziara général bay xew ca Tiwaawoon suba ci dimanche ji lañ koy amal ñu bëri nag daal di riir utali dëkk bu sell ba ne kon dañoo namoon bés bu ni mel gannaaw ñaari at yoo xam si amul li ko waraloon di jàngoroy coronavirus ji lëmbe woon àdduna bi tàggat yaram biñ ci àggee ànd nañ ci ak Mamadou Oumar Ba li ci yéen kaay ñu xëy noo mbokk yi moo daal di jeexal xibaari suba si di jaajëfal bu baax a baax Abdoulaye Diop mi nekkoon ci machine bi fii mbokk yi kon la ñuy yem ak yéen ñu delloo la kàddu gi soxna Fama. jërëjëf sëriñ Saliou yéen ak jàmm. Fay Fama di nuyu ñu nuy teewlu ñëpp bisimila ci xibaari suba si. dañ koy tàmbaleek li ci gën a fës bokk na ci kon coowul Ousmane Sonko ak Adji Sarr moo waraloon kon ba moom Ousmane Sonko ñu daal di koy def mu nekk ci ab contrôle judiciaire nee na nag boobaak léegi dem na signé ji lu toll ci fukki yoon waaye noppiwul ngir tegati fa tànkam naan day signé lu aju tamit ci passeport bi nga xam si jamono ji gars yi dañ ko nangu loole te wax na lu ci jëm. Bada Cissé mi ñu faatoon kon ca suufu canal ya nekk ca compagnie sucrière sénégalaise am na lu ci bees ñetti doomu aadama yu nu njort ñi kon ñoo ko faat takk der ya nekk ca commissariat bu Richard Toll teg nañ leen loxo ba ñu nekk ci garde à vue gannaaw ëllëg ci altine ji lañ leen di yóbbu ci kanamu àttekat bi yenn ci njëgul dund gi ñu wàññi amit jaaykat yu lànk ne duñu jëfe lu ni mel am na ci ñoom juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom yoo xam si artu nañ leen service régional bu commerce ne képp ku def lu ni mel buñ la gisee yoon dina dal ci sa kaw. ziara général bay xew ca dëkk bu sell bi la di Tiwaawan ëllëg ci dibéer ji lañ ko jàpp taalibe tijaan yu bëree bëri tamit riir utali fa ne dañoo namoon bés bu ni mel gannaaw ñaari at yoo xam si amaluñ ko ndax jàngoroy coronavirus. tàggat yaram ak li yëglekaay yi xëy suba ak tey mooy buural xibaaru suba si ñu ñaanalante Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi. Serigne Saliou Seck ci kàddu gi mbokk yi am mbégte ak contentement bu mag toog ci studio RFM di leen jottali xibaar yi suba si nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi moo di kon Richard Toll ak dossier génn àdduna ak Bada Cissé mi nga xam si dañ koo faatoon fekk ko kon ca suufu canal ya nekk ca compagnie sucrière sénégalaise taxoon tamit àttekat bi daal di génne woon ñetti mandat d'arrêt ci ñooñ nag am na ñetti doomu aadama yoo xam si ni ki démb le commissaire Malick Dieng ba nga xam si mooy jiite commissariat urbain bu Richard Toll daal di teg loxo ñoom nag ñi ngi ci ab garde à vue altine bi nu jëm ci lañ leen nar a jébbal kon juge bu premier cabinet d'instruction ba nekk ci Ndar Géej ñu teewlu kon ki nga xam si moo di Mamadou Diagne ci ay leeral. gannaaw bañ ko fekkee mu ñàkk bakkanam ci 30 septembre atum 2019 ci kanamu compagnie sucrière sénégalaise ñàkk bakkan boo xam ne enquêteurs yi dañ jàpp ni faatu mbili am na lu ci rax lii nekk ab mort suspect ndax guddi gi nga xam ne ci la jëfinu amee kii di Bada Cissé mi nga xam ne moom la ñu faat àndoon nag ñetti nit yoo xam ne jotoon nañ leen arrêté ak témoin boo xam ne mi nga xam ne ni kii di Bada Cissé ak ñett ñilee doon nañu jàppante ci pont tawe bi lee dossier faatu Bada Cissé daal di jógaat fii ci biir Richard Toll gannaaw lu jege ñetti at ba nga xamee ne enquêteurs yi clôturé woon nañ dossier bi lee kii di juge premier cabinet daal dinay jël dossier bi daal di def ñetti mandat d'arrêt yoo xam ne tax na tey ba ñu teg loxo ci ñett ñi nga xam ne ñoom lañ njart ñu ñoo faat kii di Bada Cissé mu nekk teg loxo boo xam ne commissaire Malick Dieng bu commissariat urbain bu Richard Toll moo ko amal moom mi la sax jot naa placé garde à vue ñett ñi nga xam ne ñoom lañ jot ñoo faat Bada Cissé te ñoom ñi lee daal leen déféré ci altine jili ci kanamu juge premier cabinet d'instruction bu Ndar Mamadou Diagne fii ci Richard Toll ngir rajo Futur Média. jaajëf Mamadou Diagne juróom-ñetti fan ci weeru mars atum 2021 Ousmane Sonko ci la kon yoon daal di jële woon dogal def ko ci ab contrôle judiciaire nee na kon boobaak léegi dem na ca kanamu àttekat ba daal di fay signé lu mat fukki yoon moom Ousmane Sonko nag nee na jël na dogal ne dootu fa teg tànkam naan day signé ji moom mi nekk maire bu Ziguinchor itam daal dinay xam ne ni passeport am bi nga xam ni gars yi daal dinañ koy jël terewu ko génn réew mi mu ni saa su ko nammee def rek dina dem tukki ñu teewlu ko Ousmane Sonko ginnaaw démb ndaje bu mu doon amal ak yenn ci ay këru tasukaayu xibaar yu nekk ci réew mi.
dama jël des résolutions ñaari weer a ngi nii demuma signé te du ma signéeti du ma signé c'est pas une obligation def ma ko obligation parce que signé naa 10 fois donc 10 mois ma dem signé chaque fois je disais à mes avocats je ne signerai pas ñu ne ma non il faut signer parce que li ñuy bañ ñu mooy ñu ne tu ne respectes pas l'institution mais je ne peux pas respecter une institution judiciaire qui ne me respecte pas qui accepte de jouer le rôle qu'on lui fait jouer jël dossier aj ko chaque jour nit génn wax ci lu mu ci warul wax te institution judiciaire boobu du ci ngang kon je ne signe plus muy première résolution dew ma signé ñaari weer a ngi te du ma signé ti ba gis juge bu may woo ne ma li tax signé woo ñaareel bi saa yu ma buggee tukki man sama passeport maa ngi ko yor sama passeport mi ngi nii diplomatique soxla ma visa saa yu ma buggee tukki naa tukki te deful 4 weer laa dem taxaw ñu renouveler ma ko ñoom ñoo ko renouveler affaires étrangères su dee juridiquement sama passeport ordinaire téye nañ ko foofu ñoom peut-être loolu la ñuy wax su dee juridiquement tant que ñu ngi def contrôle judiciaire waruma tukki mais dama jàpp ni li ñuy def ñoom li ñuy doxal du yoon moo tax tey su ma amoon lu may liggéey muy ci liggéey bi ma war a liggéey en tant que maire en tant que député en tant que président de parti wala loo xam ne samay mbiru bopp la dinaa jënd sama billet dem aéroport ba xam lu ñuy def. kàddu yi Ousmane Sonko gaa yi fari ci Pastef itam te nekk fële ca diwaanu waa Tiwaawan ni ki démb itam daal dina ñuy ñaanal fukk ak ñett yi doomu aadama yi nga xam si waxtu wi daaw la ñu faatu woon ci manifestation yi doon am ci weeru mars ñoom nag ne li ñu bëgg moo di yoon daal di cay wax waaye tamit leeral ñi nga xam si ñoo leen faatoon waaye it daal di jox ki nga xam si moo di seen njiit di président Ousmane Sonko ngir mu daal di mën a tukki saa yu ko soobee ñu utali Tiwaawan fekki fa maam astukan mars 2022 benn at ci ren ñuy fàttaliku fukk ak ñetti doomu aadama yi ñàkkoon seen bakkan ca manifestation yi fi amoon Pastef bu département Tivaouane doon rendre hommage jàmbaar yooyu lee ñoom ñi lee doon wàcce kaamil ngir jagleel leen ko Assane Ndiaye nekk coordonnateur Pastef bu département Tivaouane. xam nga ñun aussi mënuñu ànd ak ay nit ba ñu daanu dem di taxawal seen réew di xeex injustice bu ñu demee ba daanu ci loolu cela veut dire que ni ñun war nañ mën a am taxawaay envers eux. am na ci koo xam ni mi ngi ci suñu biir actuellement ni sax muy Lamine Niang dañ ko damoon am na aussi keneen koo xamante ni mi ngi biir Tivaouane am na koo xamante ni aussi mi ngi gaañoo woon Diaobé mais mi ngi dëkk Fass Diacksao moom dañu daggoon sax tànkam. waa Pastef nag di sàkku yoon daal def liggéeyam Aline Badara Mboup nekk coordonnateur Pastef fii ci Tivaouane. ñi nga xam ni ñoo faatu justice topp ñi nga xam ni moo leen faat parce que loolu aussi defe naa ni exigence la war a dox ñi nga xam ni dañu cee am ay gaañu état daf leen a war a faj indemniser victimes yi waaye boobu ba léegi président Macky Sall amul lu mu si jëfe ñun jàpp nañu ni moom bu ko leeralul tey aussi ëllëg dina leer parce que am na ay plainte yoo xam ni yóbbu nañ ko au niveau international Amnesty International def na ci aussi ay plainte ñoom ñi lee di exiger yoon boobu ba tey ngir mu delloo Ousmane Sonko passeport am. dañuy lancer message le président Macky Sall ak son gouvernement wax ko ne ko mi ngi téye passeport président Ousmane Sonko amul benn élément de preuve même certificat médical bi nga xam ne moom lañ doon wax dafa ni loolu ñu doon wax tuuma bi amul léegi nag ñun projet bi suñu bakkan lañ ci teg parce que ñi dem barsàq gënuñu ñu te gënuñu ñoo bëgg Sénégal te aussi bu fekkee ni ci complot rek la yaakaar pour sàkkal pexe président Ousmane Sonko bu boobaa dina bëri ay néew. Maam Astoukan Mamadou Oumar Ba lañ ci àndal. jërë ngeen jëf dal leen ak jàmm ci sport weekend ñu tàmbale ak basketball Dakar Université Club gagné victoire am bu njëkk ci ñaareelu édition basketball Africa League aljuma ji ca Dakar Arena Duc dominé Rwanda Energy Group score final 92-86 parfait adjuvant di sélectionneur bu Duc di ñëwaat ci match bi. il fallait mobiliser les joueurs après les échauffements. dama waxtaan ak ñoom ne leen xool leen public bi faaw rek ñu bégal leen après ñu gëm ko def ko équipe bu gaaw la ñu doon joué nag ñun ci jeu intérieur bi la ñu gënoon bàyyi xel gën cee concentré wu liggéey si nag bu baax a baax boo leen xoolee sax presque tiré wuñu muy nag ndam boo xam ni dañuy yóbbu fu sori di lu am solo ci mentalu équipe bi waaye dañuy projeté wu ci match tey bi baax na ñu féete waaye faaw rek ñu denc énergie bi pour match bu am solo bi nga xam ni ci benn équipe yi nga xam ni favori lañ ci compétition bi la ñuy taseel waaye gëm-gëm la rek gëm ni dañu koy gagné. Nous allons la préparer bien pour ça et essayer de tout faire pour gagner ce match demain. tey jii nag Dakar University Club di tase ak Monastir mi nga xam ni def na carton plein ndaxte ci ñetti match yi mu jongante ñetti yëpp la ci am ndam lan lañ mën a jàpp ci équipe tunisienne boobu Soda Thiam indi na ci tontu. mu am ñetti ndam ci ñetti jongante
jongante yi mu amalagum US Monastir nag moo di équipe Tunisie bi nga xamante ni moo lajjoon ci final ñeel édition gu njëkk gi dañoo daal di daan AS Salé bu Maroc waaye nag metti woon na ci ñoom bu ñu sukkandikoo ci seen capitaine naam am nañu ndam waaye bëri na ay rëq-rëq yu ñu war a defaraat Radouane Slimane. Défensivement aujourd'hui on n'était pas bon. On a commencé bien, on les a stoppés, mais après déconcentration totale, on a commis beaucoup de fautes graves en défense. Et heureusement qu'en attaque, on a rectifié pour gagner le match. Mais défensivement, on ne peut pas faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais aussi, ils ont mis des choses très contestées. Tout le monde vient le numéro 10. AS Salé nag moom mi nga xamante ni gisoon na yoonu ndam ci joganteem gu mujj gi sonaloon na waa US Monastir mi nga xamante ni jàpp nañ ni ci favori yi la ñu bokk bu ñu sukkandikoo ci Amadou Abdoulaye Arona mënoon nañoo gagné match bi waaye défense bi moo leen sonaloon. On a mal débuté parce que notre première mi-temps n'était pas vraiment ça défensivement. On n'a pas bien défendu. C'est vrai, perdre n'est jamais bon, mais quand tu perds, c'est comme ça tu veux perdre avec peu de quart. Moi j'étais dans la même situation l'année passée avec Fab, on a perdu des écarts de 3 points, 4 points, après on a gagné juste un match, on s'est qualifié. Et maintenant c'est encore possible, et Inch'Allah on se qualifiera. Ak ñetti ndam yi nga xam ni moom la am US Monastir nag mën nañoo wax ni am na tikkatam gu koy yóbbu ca geneen tour gi équipe bu tunisienne boobee nag moo fas yéene jàkkaarloo ka ci teewal Sénégal ci jogante gi di Dakar Université Club ni ki ëllëg. beneen match ci programme samedi bi Slack mooy joué contre Ferroviaro. ñu wax ci football Ligue 1 professionnel ak 13e journée bi samedi bi Mbour Petite Côte di dalal Génération Foot, Teungueth FC di jouer contre AS Pikine, Dakar Sacré-Cœur di dalal Linguère bu Saint-Louis. 13e journée bi ñu yeggali ko dimanche ak lundi. Dimanche bi Guédiawaye di tase ak Casa Sport, Gorée di jouer contre Diambar, Ndiambour di tase ak AS Douane, Jaraaf moom lundi lay jouer contre Seneps Excellence. ñu wax ci Ligue 2 moom itam 13e journée am lay jouer, Sonacos Amitié FC, Kër Madior di tase ak Ouakam, Stade de Mbour di dalal Duc. Walidaan moom dina déplacé wu ba ñaari tali. jàppale ni nag ligue professionnelle xaatim na convention partenariat ak loterie nationale sénégalaise di LONAS di convention boo xam ni koppari toll na ci téeméeri million mu war a tax nag ñu dooleel gafakay ligue professionnelle bu baax a baax. signature convention boobu lancé na ko li teewee woon na ko. animation bi 12e gaynde lañ amal xaatim déggoo bi mu gis jafe-jafe yu football professionnel di jànkonteel njiitul LONAS di Lat Diop fas yéene nekk seen wet ngir jàppale leen. may wax président ligue sénégalaise de football professionnel di wax président club yépp di feddali sama taxawaay ci dimbali leen ci jàppale leen ci seen nekkin ndax ñu ngi leen di jox tey 4 millions ku nekk L1 ak 2 millions loolu du sax asaka suñu yéen bu ñu sañoon dañuy ñëw régler problème bi yépp ndax man mii di wax ak yéen xam naa lan mooy yor club. ginnaaw ba mu rafetloo jëfu LONAS bi kii di njiitu président fédération sénégalaise de football di maître Augustin Senghor di woo yeneen sociétés yi ñu roy ko. xam nañu ne ndam lii bi mu ñëwee le 6 mai ñu ngi waajal beneen match bu am solo moom tey mu ñëw nee ñu balaa ñuy dem ci joŋante contre Égypte na ngeen ñëw ñu signé ak fédération signé ak ligue professionnelle donc defe naa loolu dafa jara rafetlu ñu koy gërëm di ko sant si doyen yi footballeur yëpp ak acteurs yi football yi. am yaakaar ne lii LONAS def dina nekk loo xam ne dina nekk royukaay yeneen société nationale yi ñu ñëw jàppale xëj na football bi. Djibril Wade di njiit ligue professionnelle de football mu ngi ñaan audience ak njiitu réew mi Macky Sall ngir mun koo egge jafe-jafe football bi. dañu bëgg rencontrer le président de la République. recevoir structure bi sous l'autorité de la fédération le président fédération ñu wax. problème mu football local bi nag problème mu club football ligue professionnelle problème mu club bi fi nekk rek club bu Sénégal yëpp la. ci fàttali depuis 1986 LONAS mu ngi jàppale football Sénégal mu fas yéene ren neexale kiy jël championnat bi koppar gu toll ci fukki millions ak juróom. football ci bitim réew Angleterre ak 29e journée bi samedi bi Liverpool bu Sadio Mané di jouer ak Brighton choc bi nag Manchester United la mi war a tase ak Tottenham bu 17h30 jotee waaye jàppale ni itam dinañ jouer ca Italie Sampdoria di dalal Juve, Milan leader bu Serie A di dalal Empoli. Allemagne itam dina am match ak Bayern Munich bi nga xam ni dafa war a déplacé wu ba Offenheim. Fribourg moom Wolfsburg lay dalal lii lañ leen andiloon ci sport weekend di leen jaajëfal ci